dafa am nu ñu koy doxalee ci wàllu muñ. bañ di menacer bañ di tiitalaate aussi. parce que transporteurs yi bu fàtte ñi ay chefs d'entreprise lañ ay kilifa lañ ñu am xam-xam lañ grève bi bii boo xoolee ni mu demee ñaata yoon lañ fi def ay grève te amul doole dëgg-dëgg tata yi ñoo fi grève woon fan yële passé mu xaw a am doole sax ci Dakar. mais yeneen régions yi yëguñu ko woon parce que am na région yoo xam bariwul ay tata mais ñooñu tey dañu bokkaat ci grève bi c'est-à-dire que dafa am suu xeex bi nekk ci kaw seen diggante ak gouvernement dafa amaat ba leen suu xeex li nekk ba beneen xeex boo xamante ni bi diggante transporteur ak transporteur la. entre transporteurs yi si boppam ñoom ñooy xeex. non c'est-à-dire que ñu nekk ci biir secteur bi dañuy xeexaat ak ñu nekk ci biir secteur bi muy tata yi fan yii la passé seen grève bi li ko sababoon. waaw mooy employé yi nekk ci biir tata dañu ni. nañu leen embauché ñu am ay papiers. yu légal. am ñu ne conditions yu baax am caisse de sécurité sociale. ay garantie la ñu bëgg ay garantie la ñu bëgg. comme yow ni nga ko amee man ma am ko keneen am ko ca fa ñuy liggéeyee. mais jàmbat yooyu dafa nekkaale ci biir grève bi alors ñi moom tata yi ñu ngi ci grève bi. ñiy liggéey ci biir tata yi ñu ngi ci grève bi xam nga ñoom ñaar bokkuñu benn objectif. léegi nag ñi nga xam ñëpp dañuy bokk ay jàmbat yoo xam ni bokkuñu ñoo joxe seen ñoo bokk genn kàddu gu ñuy jàmbatandoo ñoom. moo tax Mansour Faye transporteur am nañu dëgg Mansour Faye dong mënut a wax ak ñoom. Mansour Faye dong mënut a wax ak ñoom. kii liggéey ni damaa bëgg sama contrat légal ma nekk ci condition yu baax comme ni ñu ko waxee woon. mais kooku Mansour Faye mënut a wax ak moom. ñeneen ñi nga xamante ni bii dañuy jàmbat ay pont bascule mooy chauffeur camion yi dañuy jàmbat li ñu leen di sonal ci yoon yi ci bu ñu yebee ciment di ko yóbbu Kaolack di ko yóbbu Casamance di ko yóbbu Fongolimbi mais ñooñu seen problème ci biir transport bi ak ki ñuy jànkuwanteel Mansour Faye du ci indi solution parce que du ministère transporteurs yi dafa am ci ñoom ay intellectuels dafa am ci ñoom ñu sos ay entreprise jël ay nit yu jàng ci wàllu gestion wàllu entreprise ñun ñëpp na dañoo nas grève bi teg ko fu leer naññ xam nga góor xuma dafa leen tontu bu leer naññi ma dégg naa waa ASCOSEN naan bu leen ministre bi woowee dañoo dem wuy ji mais ban ministre moo leen woo. est-ce que ministre bi donc moom la grève bi concerné gis nga ay mag bu ñuy xeex da ngay aw ci digg bi àtte ci ak maandu te bañ a parloo. wala booy fara nga fara ki néew doole. transporteurs yi ñoo néew doole. absolument mais tey dañoo màtt ci dox. fi ñu màtt nag bala ngeen koy yàbbiloo bala nga koy yàbbiloo na fekk ñoom li ñu bëgg ñu am ko. ñoom la ñu ëpp doole. mais fi ñu màtt daa saf. fi ñu téye dafa dëgër. te bala nga xam ne fi ñu téye dafa dëgër Mansour Faye nee na ñu bëgg liggéey dañ leen bàyyi ñu liggéey xoolal ñu bëgg a yeb ñëpp 4x4 yi ñëpp lañ yeb. waaw xoolal xaaju yóbbu 10% wu clients yi. parce que oto te du ñu nit ñi dem dong ñooy transporteurs yi. Yacine bëkk démb ak tey ñaata camion suuf ñaata chantier ñoo taxaw ndax amuñu suuf. dëgg la. ñaata chantier ñoo taxaw ndax amuñu fer. dëgg la usine ciment yi ñaata la ñu perte parce que yóbbuwuñu ciment bi. ñoom seen pont bascule yi ñaata la ñoo dugal ci xaalis te dugaluñu ko ñu doon yor seen ay pelle di yeb camion suuf. c'est tout le secteur du transport. mais léegi na nga yow nga taxaw naan bàyyi li ñu bëgg a yeb nit ñi yeb nit ñi. est-ce que transport day yeb nit kese. ça dafa mel ni maîtriser wuñu dëgg li ñuy wax dans ce cas nag gis nga chauffeur yi fi ñu màtt saf na de duñu ko bàyyi de. nañ leen woo seen ministère yooyu ministères yi duñu ay étranger wàcc wuñ ci kaw asamaan Sénégal gi lañ jëkk ay Sénégalais la ñu woon il y a de cela 5 ans dañu doon dox comme tout le monde di dem fépp comme tout le monde takk teen doomu tànk bu taxee ñu changer niveau d'accord mën nañ leen ko nangul mais xanaa yóbbu leen ci niveau boo xam ni mun nañu disponible aat ñun ñëpp ñu ngi Dakar. ñu disponible aat ñëw toog ak transporteurs yi nga xam ne dañu am ay mandataires yu jàng yu xam li ñuy def ñu waxtaan jéem a trouver solution mais du bras de fer de. te boo moytuwul sax est-ce que duñu dem ba station yi nga xam moom la ñuy jëndee essence ndax duñu dem ñoom itam ba ñàkk essence actuellement. parce que bu fekkee ni que ni ndaraan yi du loolu la. ñoom ñooy indi. camion citerne yi ñoom ñooy indi kii bu fekkee liggéey ñu comment on va se retrouver. mais d'ailleurs Yacine loolu laa bëggoon kii mooy li grand. Grand Mansour expliqué léegi. c'est que affaire bi c'est un peu écœurant quoi. gis nga carburant boobu ngay wax. loolu ministère du commerce la. pour wàllu affaire nu temps versé xam nga pourquoi le ministre a tout faux démb ñoom bi ñu defee conseil des ministres d'après les rendus de la presse président Macky Sall dafa leen wax ne trouver leen solution xam nga ñoom lan lañ njëkk a def dañoo def conseil interministériel ça veut dire que les différents ministères dañu ñëw toog
donc yow loolu pare nga ñëw bëgg ko bañal transporteur pour loolu il n'est pas cohérent même dans sa démarche logique mais deuxièmement soxna Yacine mais transporteurs yi c'est que ñoom ñii am seen i 4x4 seen lépp mat ñoom ñoo comprendre asamala kii bi est-ce que xam nga affaire bi ci transporteurs yi la gën a métti mais jar na ko man fi mu toll nii dama en tout bon affaire dafa métti ci ñëpp de mais pour man transporteur ni ko Mansour waxee fi ñu jàpp foofoo baax bu ñu bàyyi xam nga lu tax parce que nga transporteurs yi déjà ñoom ñooy njëkk a sonn xam nga tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu xëyee suba dañuy taal oto bi liggéey ba 10 heures yónnee dépense kër ga bu dee ñun góorgóorlu yi dañuy xëy suba jaayante ko ba suba si 11 heures kii bi yónnee kon donc ñàkk a dem beeg yooyu dafay metti ci ñun maintenant fi mu toll nii ñoom dañoo toll foo xam ne moom lañ tuddee en stratégie de lutte boo téyee fu baax sa waa ji bul ko bàyyi parce que ñii nii apparemment talatuñu Sénégal seen bopp nañ tal ak seen élection locale. doy na waar problème Sénégal. doy na waar loolu Mame Mbaye Niang doy na waar Yacine di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk biir géej sama mbokk yi mool yi ma koy waxee chaque jour. doy na waar parce que je pense que état bu ñuy wax bras de fer ñoom ci boppam waruñu dugg sax sur domaine boobu. parce que boo nekkee ci benn position bi bu waxtaan di am yow yaa war a mën a jiite waxtaan wi lan lay coûter ministre Mansour Faye mu demander à ce que les autres ministères yi concernés ñu de am ay ku leen représenté ci réunion bu nga xam ne ñoom syndicalistes yi ñoo ciy toog ñu waxtaane transport solution lañu leen wax la nañ ko wut loolu lan la leen di coûter ça ne veut pas dire que dañu faible bu fekkee ñooñu dañu ñëw assister ci li nga xam ne moom mooy réunion bi bu fekkee solution loolu mooy tax mu am lan la ban intérêt la am muy def bras de fer ak transporteurs yi parce que moom am na oto bu ko yóbbu njabootam am na oto bu leen yóbbu ñoom ministre am nañ oto bu leen yóbbu mais sirée ngi ni man maa ngi ni keneen ak keneen bu ñu wàccee bu ñu doxul dinañ ñibbi wala nga dugg Jakarta wala nga jël charrette léegi pourquoi ñun ñu war a mën a payer les pots cassés alors si réunion boo xam ne ñooñu bu ñu ko assisté woon trouver leen solution bu yàgg pourquoi bras de fer ban intérêt la koy amal moom mii mu def bras de fer boobu man sax dama xamul waa Ndar ñoom nan lañ def ba am maire bu mel nii sax. ça se dit pas non. pas de jugement de valeur. ça se dit pas loolu moom kenn du ko vraiment. waaw non man tooñu ma de mais kii depuis affaire Covid ba. mais depuis affaire Covid ba tey affaire transport bi mais boo ko déggee muy wax. mais da nga naan mais gars yi ñoom. non mais ñoom ñoo xam lu tax ñu fal ko. te élection locale yi moo ngi ñëw di leen fàttali nekk Yacine maa ngi ko doon sànq mooy. hommage bi ñu war a rendre Alioune Badara Cissé dimanche la. Grand Théâtre donc ñi si mën a dem nañ si dem Alioune Badara Cissé liggéey bu mu def ci réew mi di leen fàttali ni ku ci mel ni professeur Fatou Sow Sarr dina fa teew Ousmane Khouma ak maître Bokounta Diallo donc ñooñu rek ñoo def panel bi donc ku ci mën a dem rendre hommage Alioune Badara Cissé dimanche le 5 nañ ci dem bi invitation Mansour la l'honorable député. c'est invitation la ci. cérémonie bi ñu rendre hommage Alioune Badara Cissé. alors Yacine. ñu waxtaanee yéen kay groupe des médias yaakaar naa ne li ñu doon wax sànq sa la ñëw. mooy transporteurs yi ak nag réunion bi nga xam ne démb amal nañu ko ñoom transporteurs yi ñoom syndicats yi. dañu wax ne duñu teew ci réunion boobu ndax nag am na ay ministres yu nga xam ne ni ñoom it dañu war a teew ci réunion boobu te ñëwuñu. réunion bi nag si queue de poisson la mujj maanaam ab xëccante bras de fer ndax nag Mansour Faye la ñu jël mel ni kon nag dafa mel ni lu ñu ko dénk lu nekk ak lajjite la tey am yéen kaay bi foofu la génne ndax ñoo ngi fàttaliku séddat leen macaron a geex ñoom seen ci tàngu Covid bi gis nañ coow lu ci am boo ci dellu ma lay porter plainte foofu la ñu mujj waaye tey ji transporteurs yi ñoom it gis nañ fu mu mujj moo di man doo leen ma exiger ñi war a teew ci réunion bi Mansour Faye noonu la gisee donc tey jii mënees nañu wax ne grève bi dafay wëy te nag jàmbat yi askan wi bee boo ñu xam ne dañuy toog di xaar ndax jàmbat yaa ngi fi ba léegi ñoom transporteurs yi bokk na ci plaque yi nga xam ne moom la ñuy defarlu 6 000 la woon waaye léegi mais boo génnul 40 000 doo am plaque loolu bokk na si jàmbat li nga jëm ci wàllu mutation bi démb yaa ngi ko doon wax El Hadj pour déjà pour nga def ko rek jafe na. donc oto moom. bu ko état bi nangoo bu ñu ko nangoo arnaque da cee am ay étrangers ñoo koy contrôler di def lu leen neex. nee na mi ngi nii. mutation non dafa doublé dafa pas si doublé. nee na njëg li metti na lool
ay milliards la ñuy ñàkk ci secteur boobu ministre bi nag jël na ci ay explication waaye nag loolee dafa mel ni ku tàbbi si noppi ku tax ndax ñoom transporteurs yi dañu xam ne kon loolee di moom mooy saafara si ñëpp ñu mu concerné nañu toog waxtaanee ko ndax nañu ko jëfee goo gis nañu ko waxtaanee kon ndax ndëpp national la ñu bëgg ci wàllu dem beex dikk bi yéen kay groupe des médias dafa ñëw ba tey ci waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko xam nga ne ñoom it démb dañu doon am ak janoo taskatu xibaar yi seen bëgg-bëgg moo di gannaaw ba Jibril Ngom président Macky Sall daf ko dalal mooy